bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'd qaala samaahatul imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuzil ashara wa fil kanzil saani fi fasli maraatibil wujuudi wala yatajalla Allahu tabaaraka wa ta'aala tajalli zaati illaa li quluubil mahbuubiina min ibaadihi falaa yatajallaa bidhaalika li malakin wala li falakin wala li ayyi maxluuqin illaa li quluubi ahbaabihi min banii aadama faqat ilaa aaxirihi. ci suñu jotaay yi weesu ñu ngi woon ci al-kunuuzul ashara ba ci wàllu maratibul wujud suñu jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xam ne moom mooy wax ci az-zaatul aliyya maanaam mooy nekk-nekk bi nga xamante ne moom mooy gu kawe gu sell gi nga xamante ne taxul luñ koy dindil amul ak xeetu wàññeeku ku ko mën a dab xel yi mënuñu koo daj xam-xam yi mënuñu cee jote mu ngir ne xel dafa am ak tënku gu ci nekk ba pare dafa nekk tënku ci biiru tënku gisoon nañ ni ruuxu doomu aadama moom mën na am mushahada ci borom subhaanahu wa ta'ala waaye maanaam yëg-yëg gu muy am ci borom subhaanahu wa ta'ala waaye du lu muy xam sax dëgg-dëgg du lu muy daj dëgg-dëgg te ñu gisoon ni ruuxu borom subhaanahu wa ta'ala nafasu rahman la maanaam wol la gu ci borom subhaanahu wa ta'ala wol ci doomu aadama incha allahu taala dinañu gën a ñëw ci maanaa yooyu waaye ci suñu jotaay yi bi weesu tamit dañ cee gisoon li nga xam ne moom mooy li borom subhaanahu wa ta'ala bi yent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee fan la borom subhaanahu wa ta'ala nekkoon laata muy bind mbindi fi mu ne ama ci la nekkoon mooy kon ak yiir ak niir maanaam boo xamante ne kon amul ci kaw ngelaw ci ronam amul ngelaw kon mooy ne dafa yiiru woon ci mboolem xel yi nga xamante ne dafa tënku kon borom subhaanahu wa ta'ala mënee futa jote ci moom mënee futa am accès ci moom mënee fu koo xam mënee fu koo jote gis tamit ci borom subhaanahu wa ta'ala donte am na waaye gis duñu gis mukk nekk gi loolu mënta ne li nga xamante ne moom la ñuy gis moom mooy mooy ay melom ak ay melom ay turam ak ay melom loolu moom moo tax gis googu gisuk xol la waaye du gis ak goo xamante ne gisuk bët la bët yi nga xam ne ñoom ñoo koy gis bu dee beneen waxin mooy bëti xol waaye du bët yi sax ci bopp ñoom ñooy gis borom subhaanahu wa ta'ala loolu mënta ne te loolu képp koo xamante ne wax na ko woote woon na ko li mu wax amul allahumma ba mu des yent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne moom xolam li muy gis mook bët yi ñoo yem looloo tax même bu bët yi dee nelaw xol bi moom day gis maanaam kon ay nelawam looloo tax li muy gis ni benn la kon borom subhaanahu wa ta'ala ci niir googu ci yiir googu la nekke woon mooy loo xamante ne amul biir amul biti amul kaw amul suuf ba noppi nekk loo xamante ne duñu lu ñu mën a daj duñu lu ñu mën a xam duñu lu ñu mën a gis du lu ñu mën a yëg du lu ñu mën am benn accès loolu moom moo tax xadara boobu maanaam bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di junj fii ci hadith Seydina Abu Razin al-Aqili radiyallahu anhu bi te mu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi daal ne hadith bi xasan na
naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal tam solo na ko ak ñeneen ñu dul ñoom rahimallahu al-jami' al imam Ibn Hibban tam ci saxiixam solo na ko xadis bi dafay junju benn xadara boo xamante ne moom la Sufyanki di tuddee xadaratu tamsi wal ama maanaam mooy xadara bi nga xamante ne ak far da caa am far mooy effacement total tams ak làqatu nëbbu gu sori mooy un mystère impénétrable le mystère absolu wala boog ñu koy wax la nuée wala la nébulosité kon niir googu nga xamante ne mooy moom moo ci la boroom subhaanahu wa ta'aala nekkoon maanaam buñ ko waxee tegtalewul ak niir la kon mais ñu déggee ko ci maanaam bi ñu wax mooy dafa yiiru wëllif maanaam dafa laqatu wëllif xel yi ak xol yi ak gis-gis yi ak yëg-yëg yi ak sañ-sañ yi ak nam-nam ak lépp moom boroom subhaanahu wa ta'aala nekk-nekkam booba amul commencement te amul fin boroom subhaanahu wa ta'aala nim ma seene comme ni ko xadis bi waxe kaana allahu wala shay'a qablahu xadis sayyidina Imraan ibn Husayn bi radiyallahu anhu buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa mës a nekk te amul lenn lu ko jiitu xadis bi mu Sahih Imam al-Bukhari rahimahullah ak yeneen ci yeneen téere xadis yi kon buur yàlla subhaanahu wa ta'aala daka jekk dafa mës a nekk te lenn nekkutoon ànd ak moom te lenn nekkutoon lu ko jiitu am na wala shay'a ghayruhu amul lenn lu nekkoon lu wuteeg yàlla kon moom ak amam dafa nekk loo xamante ne dafa war ci cosaan nekk-nekkam googu nag nga xamante ne moom la nekkoon ci yiir googu maanaam foofu mu làqatu nëbbatu maanaam bu dee mënef na ko waxee noonu maanaam pas làqatu ay làqu fu mu làqu ndax làqatu ak jëf da ci aju maanaam mooy nit ki mooy kii làqatu day nëbbatu maanaam dafa am moom ci boppam lu muy def te dafay am objectif bu tax borom mi nag subhaanahu wa ta'aala déedéet moom par essence dafa làqu maanaam dafa nekk koo xamante ne dafa nëbbu dafa yiiru ci niir googu foofu dara amu fa comme niñ ko gisee woon du tur du melo du keneen du leneen du asamaan du suuf du bindeef du dara buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ci nekk-nekkam foofu la moom rek moo ne maanaam ci xeetu kawe goo xamante ne kawe gu ëpp xel yi la niir googu nag boroom subhaanahu wa ta'aala foofu kon moom lañ naan bu doon ne zaat dañ naan dañ koy wutal localité dañ naan foofu la loolu la ñuy wax ci xam-xam boroom subhaanahu wa ta'aala la ne kese amul leneen waaye walaata yeeta jalla mu ne waaye nag du feeñ moom allah bur yàlla tabaraka barkel na léppam wa ta'ala te kawenam at tajalli feeñ waaye azzaati bay ko jug nekk-nekkam googu illaa lu dul li qulubil mahbubina xolu soppe mi ñi nga xamante ne dañ leen a sopp min ibadihi ci jaamam yi xadara boobu kon kenn mënu ci am accès lu dul ñi nga xamante ne ñoom ñooy soppe mi ci jaamam yi xaqiqatan xadaratu tams wala xadaratul ama dañ koy wax ñaari xadara dafa am bu njëkk bi moom mooy al amal awal mooy nekk-nekk googu nga xam ne dafa faru mu am lu ñu tuddee al amal saani foofu moom mooy ñaareelu li faru moom nga xamante ne lenn amu fa dara dañ koy wax tamit al ahadiyya xadara boobu maanaam bi ko jiitu dañ koy tuddee xadaratu shu'un nga xamante ne xadaratu shu'un mooy xadara bi nga xamante ne lenn amu fa maanaam lépp ay nekk-nekk la yoo xamante ne ci borom maanaam lépp ci xam-xamu borom subhaanahu wa ta'ala lañ ne ndax borom subhaanahu wa ta'ala dafa mës a xam lépp dafa mës a am maanaam gis lépp dafa mës a am accès ci lépp donte loola amagul ci biti maanaam donte loola amagul ci biti te loolu amul fu mu tàmbalee te du am fu mu yam loolu moom mooy azalan wa abadan léegi mbir yi foofu boroom subhaanahu wa ta'ala ni mu leen tege mooy ne
ci coobareem ak ci namm-nammam ak ci xam-xamam ak ci sañ-sañam foofu maanaam feeñalagu fa woon sax ay tur ak ay melo maanaam ci xadara bu njëkk ba léegi nag ci ñaareelu xadara bi foofu la feeñalee ay tur ak ay melo muy xadaratu ahadiya muy xadaratu shu'uni mooy mbir yi truc yi comme niñ koy waxe mooy notion yi mooy dañ ko le monde des modes parce que amul lenn lu différencier wu ak leneen lépp boroom subhaanahu wa ta'ala daf ko dugaloon ci benn niir nga xamante ne mënuñu différencier lii wala lee loolu nag boroom subhaanahu wa ta'ala mi ngi ci jox ay misaal ci ñun suñu jëmmi bopp dañu am lu ñu tuddee ay cellules souches maanaam muy ay cellules yoo xamante ne bu nekkee ci doomu aadama maanaam dañ koy mën a jëlee ci doomu aadama et que cellule boobu day mën a nekk lu nekk ci jëmmi doomu aadama maanaam cellule boobu day mën a nekk bopp day mën a nekk tànk day mën a nekk loxo day mën a nekk leneen ak leneen ak leneen mais différencier wul ci ni mu nekkee cellule souche maanaam mbir yi amuñu woon benn différence bu am seen biir ci cosaan déedéet waaye boroom subhaanahu wa ta'ala ci ginnaaw gi ci la leen amal maanaam lenn lu ci nekk di am forme bu muy jël ci ginnaaw gi mais boo xamante ne day dëppook li nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa ta'ala namoon ca cosaan te noonu la ko xamee woon ni kii ci lii lay jëmee ci moo tax ñuy wax naan moo aata aaya bi naan kulla yawmin huwa fi sha'nin buur yàlla subhaanahu wa ta'ala bis bu nekk mi ngi ci ay mbir maanaam shu'un mooy mbir yi di pluriel ci sha'nu ci shu'un pluriel la ci sha'n pluriel la ci shay'u kon te mooy dara lépp loo xamante ne mbir la lu mën a doon rek day daal di dugg ci baatu dara te loolu noonu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci coobareem la leen di nekkale moo tax shay'u ak mashi'a ñoo bokk radical mashi'a mooy coobare voilà maanaam li borom subhaanahu naan lii bu soobee yàlla maanaam li naan soob na ko loolu mooy ne mbir yi dafa soob yàlla moo tax ñu nekk ay mbir te borom subhaanahu wa ta'ala ba dara dul dara la sooboon ne mbir yi nii la ñuy nekkee te noonu rek la ñu nekkee moo tax mbir mi ñu naan ko shay'u ndax borom subhaanahu wa ta'ala noonu la ko soobe maanaam mooy kon lu yàlla soobul mu am day daal di des ci coobare yàlla ci ñàkk am abadan du génn mukk ci ñàkk am di ñëw ci am kon borom bi subhaanahu wa ta'ala ci xadara boobu nag amul différencier wuñu mbir yi réalité yi différencier wuñu mbir yi maanaam jëmmi mbir yi différencier wuñu melo yi ñu war a am différencier wuñu amul benn différence ci dara voilà bu ñu jël beneen exemple mooy tey bu ñu jëlee ciment bi wala tabax bi tant que tabaxaguñ ko ba def ko lii mu nekk kër lii mu nekk école lii mu nekk palais lii mu nekk ay prison lii nekk ay juma lii nekk ay bërëbu texeedikaay mooy fi ñuy baale ak xeet yu mel noonu tant que defaruñ ko noonu maanaam ciment bi wala matériel de construction bi mooy ciment yeeg li muy àndal yëpp ngir mën a tabax loolu noonu ni mu nekkee noonu loolu kese la mëneefu ko tuddee juma mëneefu ko tuddee jàkka mëneefu ko tuddee dancing mëneefu ko tuddee école mëneefu ko tuddee kër mëneefu ko tuddee prison mëneefu ko tuddee palais ni mu nekkee noonu la nekk walillahi al-masalul a'la borom subhaanahu wa ta'ala loolu la def maanaam mu nekk ci xadaratul ama maanaam mooy mbir yëpp ci coobareem noonu la ñu nekkee amul différenciation ci dara foofu nag tur yi ak meloy borom subhaanahu wa ta'ala yëpp dañoo lëkkaloo maanaam nekk lu faru nekk benn kese lu faru voilà te moo tax xadara boobu noonu képp ku ci am accès tamit ci borom subhaanahu wa ta'ala ngay jeex ci ngay seey ci anam goo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala feeñu fa ludul boppam maanaam mooy ku fa jeexit ci borom subhaanahu wa ta'ala ngay jeex ci anam goo xamante ne dootul am différence donc comme loolu day daal di mujj nekk loo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala rek ka fa ne xadara boobu nag secret yi
borom subhaanahu wa ta'ala mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax xaqiqa boobu moo tax ahad muy al ahadiyya xadara boobu ñaan ko al ahadiyya nga xam te ne lépp benn rek la lenn rek ka fa nekk muy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala feeñuwaay bi nga xam ne moom la feeñu ci xadara boobu muy xadaratu mooy at-tajalli az-zati nekk-nekkam rek la te nekk-nekk googu bu la boo ci feeñ bu la ci feeñowee da ngay jeex ci nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala doo jeex ci turu yàlla yi ak ay meloom te kon loolu nag lay wax ne feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci anam googu ba nga xamante ne nit ki maanaam mindeef gi day mën a remonter ba ci moment boobu kooku buru yàlla subhaanahu wa ta'ala du ko feeñoo illaa ludul li qulubil mahbubina ludul ci xolu ñi nga xam ne ñooy soppeem yi waxul qulubul muhibbina waxul xolu ñi sopp yàlla yi déedéet mooy ñi nga xam ne yàlla ci boppam moo leen soppal boppam tànn leen jël leen ci cosaan jeexal leen ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu wëlbati ko jeex ci moom nekk moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala kon mooy mahbubina yooyu min ibadihi ci jaamam yi loolu moo tax falaa yatajalla du feeñu moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala bi zalika ci boobu le mbir maanaam ci loola li malakin ñeel malak wala falak du caageen gunu mooy benn galaxie wala dara loo xamante ne ay asamaan la wala yu mel noonu wala li ay maxluqin du caageen ci benn mbindeef borom subhaanahu wa ta'ala feeñu waay boobu du ko feeñu ludul ci illaa ludul bi qulubi ñeel soppe ahbaabi mi xolu ahbaabi yi soppe bi min bani aadama ci doomi aadama yi faqat kese loolu nag li ko indi maanaam mooy xadara boobu boo ko xoolee borom subhaanahu wa ta'ala moo tax xuruf yi suñu leen xoolee foofu da ngay gis ñaari mbir ñoom ñoo fa am mooy ahadiyya gi moom mooy dajale li nga xam ne moom mooy tàmbaleeg xuruf yi ba ci jeexital xuruf yi muy nafasu rahmaan boobu ñuy wax muy nokki maanaam borom bi subhaanahu mooy ar-rahmaan aji fees dell ji yërmande moo tax ar-rahmaan tur la boo xamante ne mook Allah dañoo jegewantoo dayo bu ñu waxul ne ñoo tolloo dayo loolu moom moo tax fi borom subhaanahu wa ta'aala di jëfandikoo ar-rahmaan yépp mooy fi muy jëfandikoo Allah mooy buy wax ci Allah arsh istawa ak xalqur rahmaani ma tara fi xalqir rahmaani min tafawut bindug bu yàlla ak zalika xalqullah bindug yàllaa ngi ak in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmaani abda maanaam amul kenn ku nekk ci asamaan ak suuf si lu buy ñëw ci ar-rahmaan day nekk jaam voilà te ñëpp ay ibadullah ay jaamu yàlla lañ voilà wa kunu lillahi qanitin voilà ak yu mel noonu maanaam kon Allah fu muy jëfandikoo baatu Allah baatu ar-rahman benn baat moo fu mën a taxaw muy baatu Allah moo tax ar-rahman moo tax mu toftal ko ci Allah ba pare ñu nuro qul du Allah aw du ar-rahman voilà ak fi mu naan laa yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman yawmal qiyaamati kenn ñoom ñëpp kenn du wax lu dul ki yàlla jox ndigal mu wax muy ar-ruh kon wa qaala sawaaba te lu baax rek lay wax lu jub rek lay wax kon ar-rahman mooy turu yàlla bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala lépp loo xamante ne ci cosaan moo tax yent bi saasam buy wax an-nafas ar-rahman loolu lu ci am solo la ak ma min qalbin illa huwa bayna asba'ayni min asabi' ar-rahman yataqallabu kayfa yasha'u xadis boobu tamit loolu tam yent bi sallallahu alayhi wasallam wax baatu ar-rahman la jëfandikoo amul benn xol lu dul mi ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraami ar-rahman mu koy jàllar bi nu mu ko neex maanaam kon mooy yooyu yëpp da nga gis baatu ar-rahman lay jëfandikoo ndax ar-rahman borom subhaanahu wa ta'ala ci turam boobu di ar-rahman ci la feeñale lépp ci la nafas bi amee mooy wol googu noonu ci la amee kon az-zaatul aliyya ar-rahman moo tax ci turu ci asmaa'u zaat yi la bokk ci benn wàll ba pare bokk ci asmaa'u sifaat yi ci geneen wàll maanaam ci turu nekk borom subhaanahu wa ta'ala la bokk ci genn wàll ba pare ci geneen wàll mu nekk tur ci meloy borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax melo ar-rahma bi maanaam mooy yërmande gi moom la melowoo mooy ki nga xamante ne dafa fees aji fees dell ji yërmande mooy nga xam ne yërmande mooy melo
te comme borom subhaanahu wa ta'ala amul biir amul biti buñu naan aju fees dell ci yërmande maanaam mooy ne lépp yërmandeem la te yërmande googu nga xam ne mooy léppam secret yërmande googu mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yabaluñ la lu dul nga nekk ngir jëmmi yërmande jeel mu neef ñaari xaraf nag yi nga xamante ne ñoom ñoo représenté nafasul rahman boobu dinañ ci dellu si waat incha allah ci maraati bi bi muy ñëw mooy ha ak waaw c'est-à-dire que tey gis nga doomu aadama pour nga gis lu tax wax ji am solo mooy li mu ne borom subhaanahu wa ta'aala du ko feeñuwaay boobu du malaaka du benn ci mbindeefam yu rëy yi du benn mbindeef xolu soppeem yi ci doomi aadama yi kese la koy feeñoo day feeñ ci loolu maanaam borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu mu maanaam moom ci jëmmi boppam lépp loo xamante ne daf koy def ci ay xeeti tajalliyaat ay feeñuwaay xataa tajalli zaat yi nekk maanaam feeñuwaay yooyu nekkam daf koo feeñal ci doomu aadama tamit doomu aadama di def la même chose ci jotaay bi weesu waxoon nañ ci wàllu ruux nga xamante ne ruux bi nga xamante ne ruux nokki maanaam wolu borom bi la subhaanahu wa ta'aala voilà mooy wa nafaxtu fiihi min ruuhi ak wa ruuhun minhu maanaam ak tamit ruuhun minhu xalaqahu min turaabin thumma qaala lahu kun fayakun du boobu wa nafaxtu fiihi min ruuhi et cetera maanaam ay yooyu yëpp nga xam ne day wane ne wol doomu aadama dañu wol borom sax dafa wol ci moom ruuxam maanaam daf ko wol mooy ëf gu sew mooy wol loolu nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala def ci nokki ci doomu aadama nokki googu noonu da ngay gis maanaam mu def ko ci ba mu nekk ruuxu doomu aadama loolu dafa tax ba ruuxu doomu aadama ak borom subhaanahu wa ta'aala ñu nekk ay seetu ay miroir comme ni ko hadith bi waxe al mu'minu mir'atul mu'min voilà comme niñ ko jotoon nañ ko gis buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom mooy seetu nit ku gëm ki te gëmam mat voilà ci anam goo xamante ne parce que ruux boobu noonu moom moo delluwaat ci pureté bi ci cellte gi ba tax ba bu borom subhaanahu wa ta'aala day neetu ku seetoom moom it mu nekk seetu borom subhaanahu wa ta'aala ci anam goo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa feeñal ci moom ay turam ak meloom waaye moom it bu xoolee borom subhaanahu wa ta'aala day gis ne turi borom subhaanahu wa ta'aala ak meloom yëpp daf koy ràngoo loolu mooy vrai xalifa moo tax ni ja'al fil ardi xalifa bi mooy ki nga xam ne moo wuutu borom subhaanahu wa ta'aala c'est-à-dire le mandataire maanaam mooy dañ la mandaté borom subhaanahu wa ta'aala dafa mandaté doomu aadama ci sañ-sañam yi mu jox ko et que moo tax ci jeexatal sourate Al-An'am huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ardi buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moo leen def ngeen nekk ay mandataire am ay ñi nga xam ne yéen a ko représenté yéen a taxawaayam ci suuf si kon ci xilaafa affaire xilaafa waxoon nañ ko ci jotaay yële weesu ci buntu bi jiitu buntu bii nii loolu taxawoon nañ ci taxaw yu yaatu relativement kon dañuy gis ne loolu nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala noonu la def ci doomu aadama nga xam ne daf ko mandaté maanaam daf ko jox mandat ne ko defal ma nangam yow léegi yaa yor sama mandat gis nga ñu ngi élection tey mais da ngay seetlu ne élection yi lan la mooy tey dañ naan la mandat lii mooy mandat bi voilà maanaam mooy ñun kat ñun ñëpp dañoo taxaw ne yow la ñu jël ngir teg la fii bu ko defee liñ bëgg a doxal yow nga doxalal ñu ko ci anam goo xamante ne lépp loo décider day taxawaayu ni ñun ñëpp ñoo bokk décider ndoo ko loolu mooy mandataire mooy mandat buñ la jox xalifa baat bi loolu lay tekki mooy ku ñu mandaté voilà celui qui dispose d'un mandat pour mën a def moom rek mu taxaw mën a décider loolu nag mi ngi amee ci doomu aadama ngir ne dañoo wol ci borom subhaanahu dafa wol ci moom ruuxu boppam moom borom subhaanahu wa ta'aala voilà wa ruuhun minhu ruux la bu tuggee ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala bu mu wol ci doomu aadama maanaam mu formaté ko comme ni nga xamante ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala formaté woo maanaam mooy ni mu melal boppam comme ni mu ko waxee inna allaha xalaqa aadama
ala suratihi hadith bi tam mi ngi Sahih Bukhari xam buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa bind maam Adama alayhi salaam ci melo moomu yàlla maanaam ci forme moom yàlla du forme physique certes mais lépp lu am ci doomu ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala da ngay gis dafay am retranscription ci li yelloo ci doomu aadama ci mbindeef ci doomu aadama ni mu nekkee ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala loolu tamit mooy na mu yellee woo ci moom subhaanahu wa ta'ala waxoon nañ moo tax ñu ne kon ci wàllu ruux comme que ruux bi noonu la demee moo tax da ngay gis ruuxu doomu aadama mu am même chose bi c'est-à-dire que yi ñuy wax ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yëpp mu lay di la jaaxal nit ñi di ci mën di poser question bu ñu concentré woon ci seen bopp ci seen ruux rek dañuy daal di xam loolu ci yàlla c'est-à-dire que mooy li ñu doon wax yàlla duñ ko gis comme sa ruux yow gisoo ko yàlla duñ ko yëg comme yow yëgoo sa ruux yàlla duñ ko dégg sa ruux déggoo ko duñ ko et cetera maanaam toppal doo ko làmb di ko daj sa ruux tamit làmboo ko di ko daj ainsi de suite maanaam toppal loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala ci nekk maanaam dafa créer doomu aadama maanaam ci image yu yàlla moom image am moom borom subhaanahu wa ta'aala ci suuraam voilà kenn ku ci nekk nag ni mu yelloowee ci moom voilà et que par contre yàlla maanaam dafa feeñal boppam ci doomu aadama léegi nafas boobu pour jël que loolu parce que mën nañ dem ci yeneeni niveau après yeneeni mbir incha allah mais bu ñu yamee rek ci niveau wol gi boo ko xoolee ñaar fukki xaraf ak juróom-ñett yépp li ko dalee ci haa bi la ba ci waaw bi c'est-à-dire xeetu xaraf yépp ci diggante boobu lañ nekk moom mooy bi gën a fort mooy bi gën a fort parce que mooy jóge ci digg xolu doomu aadama boobu la après yeneen xaraf yépp alif et cetera tout ça d'ailleurs bokk na alif sax bokk na ci li tax mu gën a transversal yeneen xaraf yépp mooy moom dafa jëlee boobu hamza bi ci suuf ñëw ci ci làmmiñ bi ba pare ci tuñ yi maanaam nga gis mu dajale dimension yëpp nga xamante ne ñoom ñoo exister maanaam globalement benn bu ci nekk nag ak nam cay feeñee ak tamit bu ñu ko détaillé maanaam xaraf yooyu nan lay génnee moo tax xaraf yëpp ci alif lañ génnee mais moo tax alif moom mooy cosaanu xaraf yi moom mooy aslul xuruf yi mooy cosaanu xaraf yi mais ha mooy sangu xaraf yi sang xaraf yëpp mooy ha moom moo jógee ci xol ci cosaanam maanaam boo xoolee forme bi ha yor nii mooy comme boo xoolee léeg-léeg mu bindoo nii muy comme ni niir bi bindoo noonu nafas bi di génnee ci xadaratul ama maanaam xadaratul ama comme niñ ko waxe woon mooy xadara bi nga xam ne mooy wi boroom subhaanahu wa ta'aala yiiroo nafas bi foofu la génnee maanaam wol bi foofu la génnee léegi wol boobu gis nga moom mooy première bi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ci dellu si waat léegi incha allah taala mais nañ ñëw ci waaw bi xaraf yëpp yenn yi kon ci dënn bi ñiy jaar ci put gi xaraf yi ñu leen di prononcer ci put bi moo xam ci kaw wala ci suufu put bi yii ñu leen di prononcer ñu leen di waxee ci làmmiñ bi ci kaw ci suuf et cetera yii ñu ngay ubbi sa gémmiñ et cetera mais bi mujj mooy ban mooy waaw wa moom mooy bu mujj bi parce que am na yoo xam te ne da ngay tëj sa gémmiñ comme miim voilà comme fa maanaam nga xam ne yëpp da nga prononcer wu yëpp mais waa kooku gis nga xaraf bi mooy bu mujj bi mooy étape bi mujj ci xaraf yi mooy waa kooku moom sa tuñee léppay ubbeeku noonu rek mu ok détail boobu le fait que mu jógee ci jaar ci yeneen xaraf yëpp 28 yi maanaam yeneen 26 yi ba ci waa muy waaw huwa maanaam nga gis huwa kon nga gis te huwa
mooy al huwiyatu looloo tax al huwiya mooy nekk mbir mooy ipséité c'est l'identité parfaite de toute chose mooy huwiya huwa moom li nga mënul boole boo xasee ba ni nangam moom loolu mooy mënatoo ko détail mën nga ko mooy différencier nga ko ci anam gi mu gën a mate ak gi mu gën a yaatoo gi mu gën a tënkoo ak lépp lu dul moom huwa voilà te nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala ci xadarat boobu moo tax ñuy wax huwiyatu zaati mooy nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala ci jëmmum nekk-nekkam maanaam moom nga xam ne dafa inaccessible parce que boo nee moom yaa ngi wax en même temps huwa lui moom yaa ngi wax ku fi koo gisul koo xamante ne dafa faddu ghaib la mooy dafa faddu ghaibu kumpa la carrément la faddu boo nee moom xam nga moom kenn du ko wax ci ku teew dañ naan kii yow kii lii mais moom ku faddu lañ koy wax mooy koo xamante ne ghaibu la kumpa la voilà moo tax gis nga qul huwa allahu gis nga alif ak ha gis nga ñoom ñoo tàmbali allah te ha boobu boo ko xoolee bastu bi moom mooy tamit boo xoolee alif ha la ak alif te le fait que foofu la nafas bi ci xaraf boobu la génnee et que foofu la lépp déparé moo tax masal yii dañ ci génnee bu njëkk bi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy al musalli fii mihrabi ayni ha c'est-à-dire que borom subhaanahu wa ta'ala bi mu nekkee moom kese dafa nekkal keneen moom kese ñoom ñaar ñu nekkandoo ñoom kese en dehors de l'espace et du temps c'est-à-dire que wala boog en dépit de l'espace et du temps pas en dehors en dépit de l'espace et du temps parce que ñoom nekkuñu ci espace bi ak ci temps bi mais aussi génnuñu espace bi ak temps bi kon borom subhaanahu wa ta'ala dafa amal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaqiqatu mais en tant que ahmadiyya te ahmadiyya gi muy moom moo am relation directe ak ahadiyya gi ak huwiyya gi huwiyatu zaati mooy huwa boobu noonu ñuy wax léegi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek ak borom subhaanahu wa ta'ala ñu wéet mu koy jaamu moom kese subhaanahu wa ta'ala mu nekk ak borom subhaanahu wa ta'ala di ko jaamu moom kese voilà et que ñoom ñaar ñu nekk voilà ñoom rek a nekk wéetoo waaye jaxasoo ci anam goo xamante ne soo ko xoolee ci ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom mooy al waajibul wujudi li zaatihi bu boobaa mooy ki nga xam ne ak amam dafa war ci ngir nekk-nekkam ngir jëmmi boppam bu boobaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit al waajibul wujudi la mais li ghayrihi maanaam ak nekkamit day war waaye ngir ngir leneen c'est-à-dire que moom amalul boppam yenent bi sallallahu alayhi wasallam amalul boppam boroom subhaanahu wa ta'ala moom moo sopp ne ci dara ba dara dul dara ci loo xamante ne génn na espace ak temps wala boog mënuñu ko dugal ci conception espace ak temps moom boroom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu amal yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko amal mu nekk soppeem bi nga xamante ne amul beneen soppe ku dul moom te moom la bëgg ba def ko ci boppam maanaam mu génnee ko def maanaam amal ko ci wol goog nga xam ne moom mooy moo wolam la moom boroom subhaanahu wa ta'ala moom kon loolu moom moo tax moom mooy ar-ruuhu dëgg ar-ruuhu moo tax bi mu ne yas'alunaka 'ani ar-ruuhu mooy le ruuhu donc l'esprit universel voilà l'esprit universel wala boog ñu ne l'esprit suprême voilà ar-ruuhul a'zam voilà donc ruux boobu noonu nga xamante ne moom la amal mu am ay facettes yu bari yu muy jël après maanaam incha allah dinañ ci ñëw
ay facettes yu muy jël ci étapes yi muy jël selon 28 étapes yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw taxawaayu 28 xuruf yi ba pare ñoom ñoo taxaw taxawaayu maanaam relation ak 28 manazil yi mooy ñaar fukk ak juróom-ñetti wàccuwaayu weer wi voilà xataa xuruful muqatta'a yi sax ci alquran ni ñuy taxawee ba balaa baqara maanaam 28 taxawaay la parce que après mu am 29e bien sûr comme lamalif bi nu mu nekkee 29e lettre bi voilà mais loolu après dinañ ci taxaw incha allah dinañ ci taxaw tuuti mais ci li nga xam ne moom lañ bëgg a wax fii mooy ne ci niveau boobu noonu nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala yenent bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa taala da koo amal mais moom ngir ak amam moom it dafa war moom it amam dafa war waaye warul ngir jëmmi boppam mais dafa war ngir keneen te mooy buur yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom ak amam dafa war ngir nekk boppam ngir jëmmi boppam subhaanahu wa taala mu amal ko mu di ko jaamu ñoom ñaar rek ñu nekk mu nekk soppeem moo tax rahman boobu muy aji fees dell ji yërmande nga xam ne yërmande googu foo ko déggee da ngay gis maanaam mbëggeel mahabba day lëkkaloo ak moom voilà yërmande googu comme ni nga xamante ne comme roxom xam nga raxa ak mim moo tax radical boobu foo ko fekk tamit day junjaale loolu maanaam day junjaale dajale gi nga xamante ne moom ngay dajale dara ëmb ko ba pare mu am ak xeetu protection goo ci am maanaam protection ak jegewantoo goo xamante ne moom ngay am ak mbir moomu ak voilà maanaam jegewantoo gi ngay am ak mbir moomu ak lëkkaloo gi ngeen di am ci jariñ gudul jeex maanaam gu rëy gi ngay am ci moom ci loo xamante ne munu koo amal boppam maanaam raax ak xaa ak mim day am loolu kii comme yërmande rahma rahim roxam mooy biiru mooy gis nga nii yaay ji bu ëmbee doomam maanaam ni muy nekkee ci biir fi mu ko ëmb noonu di ko protéger di ko dundal di ko jox li mu bëgg ba pare mu koy màggal ci biiram muy màgg anam gi mu gën a mën a mate ci anam goo xamante ne màggaay googu noonu amul beneen espace bu ko mën a yano maanaam rapidité màggaay gi ndax xam nga buy doog a ñëw day nekk lu tuuti lu sew à peine sax peut-être que doo ko mën a gis ak maanaam mënuñu ko gis ak bët buy ñëw buy yegsi toq maanaam li muy nekk loolu mënuñu ko gis ak bët mais ni muy def bay màgg di nekk di màgg ak gaawaayu màgg gi ak rapidité bi ci biiru yaayam rek la ko mën a amee rapidité boobu gaawaay boobu su génnee sax da nga gis rapidité boobu da koy topp ba léegi maanaam dina am lu ko ciy topp ba nga xamante ne buy gaaw màgg bu defee 1 2 ans 3 ans 4 ans maanaam nga gis muy commencer njool di am yaram di njool di am poids di njool di am yaram nekk ci wér gu yaram et cetera voilà lu muy gën di nekk mag nag affaire bi gën a ralentir maanaam vitesse bi muy màggee di gën a ralentir parce que mi ngi gën a sori ni ko biiru yaayam ëmbeewul maanaam ak di ko jox li mu soxla lépp ak voilà muy mën di gaaw rapidité muy mën di màggaay bu gaaw yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam dafa nekk ki nga xamante ne nag dafa nekkoon ak borom subhaanahu wa ta'ala ci xadara boobu ci xaal boobu ci anam goo xamante ne amul fu mu tàmbalee ci temps bi amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam ci temps bi tamit moo tax mooy vrai rahmatullahi al muhdat voilà comme ni mu ko waxe ana rahmatullahi al muhdat man maa yërmandeeg yàlla bi nga xamante ne moom la ñu joxe maanaam moom la ñu maye jox ko cadeau univers bi yëpp existence bi yëpp sayyiduna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà loolu lii nag buñ koy wax jubluwuñ ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam rek en tant que doomu aadama bi ñu xam déedéet mais réalité primordiale am bi la maanaam c'est-à-dire que à l'origine xaqiqam bi réalité bi loolu lañ ci jublu nga xam ne fi ñu nekkoon loolu aynu ha la tudd maanaam mihrab boobu aynu ha mooy nekk lu tëju
loo xamante ne eau hermétique maanaam mën nañ ko firé noonu l'eau hermétique maanaam L apostrophe O bu ko defee mu mel comme ha gis nga mu mel comme ha ba pare nga yokk ci hermétique H hermétique pour wane ne dafa tëju carrément dafa nekk loo xam ne dafa ndar képp amul biir amul biti amul kaw amul suuf amul et cetera existé wul ci espace bi ak ci temps bi mook boroom subhaanahu wa ta'ala ñoo nekk au contraire yenent bi sallallahu alayhi wasallam en tant que réalité boobu ci moom la espace bi temps bi tàmbale moo tax nokki googu ñuy wax nafasu rahmaan bi moom mu yenent bi la sallallahu alayhi wasallam c'est la réalité même du prophète sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqa yenent bi ci boppam la sallallahu alayhi wasallam kon yooyu il faut que ñu bàyyi ko xel ñu xàmmee ko bi nga xamante ne moom la mbir mi demee noonu kon dañuy seetlu ne wala bokk mën nañ gis facilement que ñoom ñaar maanaam kon boroom subhanahu wa ta'ala déyaale bi muy déyaale boroom subhanahu wa ta'ala du loo xamante ne information bi day mën a yegsi ci nit ñi ci yeneen mbindeef yi déedéet ci boroom rek subhanahu wa ta'ala digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay yem xanaa ku yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexal ci boppam mu am ay détails wala yenn partie ci information yu yegsi ci yow ndax day dugg ci maanaaw fa awxa ila abdihi ma awxa dafa waxyu ci maanaam jaamam la mu waxyu ci moom voilà mais ruux bu mag boobu muy nga xam ne muy esprit universel bi di origine u lépp nga xam ne moom mooy wol googu moom la wax ne min amri rabbi ci amru mooy commandement ordre kon bi tukkee commandement wu lan sama boroom la man yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne maay ruux bu mag bi man ak moom ñoo nekkoon ñun kese foofu la yeneen lépp génnee yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci xadara boobu ahad maanaam ahmadiyya la loolu tax huwiyya gi la moo tax huwiyya mooy moom yàlla donc xadara boobu donc mooy l'ipséité divine noonu la ko tubaab di firi l'ipséité voilà ipso ak ité voilà ité mooy li nangam ci loola mais voilà ipso mooy voilà comme parfois dañ naan ipso facto ipso et cetera ipso voilà ipséité foofu la jóge voilà nga xam ne kon mooy huwiya maanaam moom yàlla kese voilà donc moo englobé lépp en même temps et que xadara boobu noonu nga xamante ne foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon julli te julli comme niñ ko gisee woon jotoon nañ ko gis forme Ahmad la yor donc comme c'est la forme ahmédienne donc forme Ahmad boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu Ahmad la fa tudd foofu Ahmad la fa tudd voilà et que ndax ndax cant gi nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala di sant boppam te amul fu mu tàmbalee moom ci la lépp génnee maanaam muy origine u lépp et que cant googu xaqiqa bi réalité cant googu maanaam li nga xam ne mooy secret bi mooy yent bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que Ahmad d'abord avant en tant que Muhammad mais en tant que Ahmad et que réalité boobu noonu su fekkoonte ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam bu doon yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaal boobu maanaam état boobu rek la nekk et que foofu rek la nekke maanaam comme en tant que bloc boo xamante ne amul biir amul biti amul et cetera maanaam du mën a nekk origine u mbindeef yi déedéet pour mu nekk origine u mbindeef yi boroom subhaanahu wa ta'aala da koo ràng ay yeneeni tur ay turam ak melom ci xadara ci beneen xadara la ko wàcce maanaam ci ay feeñuwaay bi lañ ci jublu muy xadaratul wahidiyya foofu nga xamante ne moom buur yàlla mooy al wahid maanaam nga xam ne day feeñal ci moom turam yi ak melom yëpp wahid xadara boobu mooy xadara bi nga xamante ne turu yàlla yi ak melu yëpp dañ faa daje ànd ak li ñuy bari yëpp ñu feeñandoo fa ci benn mooy wahid léegi loolu mooy
maanaam masala bu njëkk bi te ci loolu ci la mbindeef fi amee ci loolu ci la mbindeef fi amee ndax mbindeef fi ci turu yàlla ak melo yi la ñu amee ñaareelu masala bi nga xam ne moom moo nekk ci baat ci baabu ci xaa boobu à l'origine mooy liñ doon wax ci huwa bi waaw bi ak waaw bi mooy ne borom subhaanahu wa taala ci la amale ñaari xaqiqa yëpp di xaqiqa yenent bi sallallahu alayhi wasallam benn bi moom la ñu tuddee al aqlul kulli te mooy al qalam bi ci des moom la ñu tuddee an nafsul kulli te mooy lawhul mahfuz c'est-à-dire que borom subhaanahu wa taala dafa am lu ñu tuddee al aql mooy xel l'intellect xam nga tey univers bi soo ko xoolee adduna bi ni muy doxee c'est sûr que di nga ne am na benn intellect c'est-à-dire bu koy gérer quoi parce que organisation galaxie yi organisation constellation yi buruj yi organisation asamaan yi ak ni ñu tegalantoo suuf si organisation climat bi organisation race yi ci espèce yu ne et cetera ak modélisation maanaam ni ñuy dundee maanaam ak yi ci aju yëpp loolu mënta am sans mu am benn intellect am xel mu ne ci gannaaw di ko def loolu mënta ne loolu mooy al aql léegi nag xel moomu nag dafa am maanaam li nga xam ne moom mooy la ca jiitu maanaam xel ma nga xam ne ca cosaan moo fi ne te cosaanu xel boobu moom mooy dawal yi ci des yëpp xel moomu di cosaan moom moo sëy ak bakkan bi yéen a ngi fàttaliku ci wàllu xilaafa biñ doon wax li ruux yéen a ngi dégg yaa ngi fàttaliku ak mooy comme jëkkër ji mu jël jabar ji muy bakkan bi mu boole ko ak xel maanaam mu donc ruux dafa yabal xel yéen a ngi fàttaliku kii boobu noonu exactement en fait maanaam boroom subhaanahu wa ta'aala li muy amal lépp ci univers am yi gën a xóot daf ko modéliser tam ci doomu aadama maanaam daf ko amal tam ci doomu aadama moo tax dafa créer doomu aadama ci image am moom yàlla voilà comme ni ko hadith bi waxe ba pare créer univers bi ci image yu doomu aadama voilà léegi mais loolu li tax mu mën a ne mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moom moo am loolu ci cosaan voilà léegi suñu jëlee donc intellect premier boobu mooy al aqlul awwal xel mu sell mu cosaan bi nga xam ne mooy xalima gi gis nga forme bi mu yor alif la yor mais li nga xamante ne moom mooy beneen bi ci des moom mooy haa bi parce que haa bi ñaar yooyu la alif ak haa parce que haa soo ko bindee sax nga mooy xëcc ko haa da gis alif ak haa su dee dañ ci yokk hamza bi moom mooy occultation ahadiyya gi hamza boobu loolu lay junj occultation maanaam mystère bi nekk ci ahadiyya gi donc martaba yi ñetti martaba yëpp dañ ciy dellu si mooy ruux bu mat bi sëkk nekk ahadiyya gi alif bi nga xam ne mooy al aqlul awwal ak haa bi nga xamante ne moom mooy an nafsul kulli kon ruuxu bi bind maanaam bi nga xam ne moom moo alimenté moo yóbbante moo yabal xel mi loolu yëpp ay dimension la ci dimension réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam yëpp ay dimension am lañ ndax Boroom subhaanahu wa ta'aala boppam nekk-nekkam bopp feeñal ni mu ko feeñalee ci ay dimension yenente bi la ko feeñale sallallahu alayhi wasallam plus kon ñuy yegg ci benn dimension ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam plus muy am ay dimension yuy révélé wu ci Boroom bi subhaanahu wa ta'aala loolu d'ailleurs mooy maanaa te loolu ci univers bi yëpp loolu mooy maanaawu Muhammadun rasulullah parce que moom la yàlla yabal Allah moom la yabal c'est-à-dire que dimension wu yàlla ci lu mën a doon mënuñu ko xam lu dul à travers yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom la yabal donc moom mooy mboolem mbir yëpp
ci loolu mooy baat Muhammadu Rasulullah ci firi bu gën a yaatu bien sûr mais sinon d'ailleurs buñu nee yent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yabal pour mu jàngal ñu charia bi mu jàngal ñu li ñu war a jëfee li ñu war a bàyyi lan mu et cetera mu waar ñu mu xupp ñu mu dellu ñu ci yàlla et cetera ci ay jàngalem et cetera loolu benn dimension la ci biir dimension yu rasulullah bi lii benn dimension rek la ci le fait que mu nekk rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais dimension rasulullah dafa bari loolu moom moo tax dimension bu général bi moom la ñu wax nii mooy ne étape boo dem ay feeñuwaayu dimension borom subhaanahu wa ta'ala la ngir ne yàlla borom subhaanahu wa ta'ala yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam la yabal mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom la yabal léegi xalima gi nga xam ne ruux bi moo ko yabal muy xel mi moom moo am xel mi ci moom xalima gi mu bind mooy awwalu maa xalaqallahu al-qalam ak et cetera yooyu wala maanaam xalima gi mooy aql bi moom mooy bind sauf que suy bind ci haa bi lay bindee mooy lawxu bi moo tax ñu ne ko an nafsul kulli mooy bakkan bi nga xamante ne mooy bakkan mooy le l'âme universelle voilà l'âme universelle donc c'est l'âme de l'univers et c'est l'âme même universelle c'est-à-dire que mooy lawhul mahfuz bi lu ci yàlla bind gis nga ci xalima bi bind ko mu décréter ko mu bind ko ci ñu inscrire ko ci loolu moom mooy déroulement wu univers bi c'est l'âme universelle mooy an nafsul kulli lu ñu di bind ci xalima gi rek loolu la xalima gi nag loolu muy bind intellect xam-xam boobu ne ci moom muy bind loolu c'est tout ça mooy intellect moom la ñuy wax moom mooy intellect boobu mais et que lépp borom subhanahu wa ta'ala daf ko bindee ci image boobu noonu entre alif bi ak haa bi ñun bu ñuy bind ci xalima da ngay gis dañu koy bind dañuy recopier dara dañuy bind dara teg ko gis nga mu inscrire ko même bu dee subhanallah par ci ordinateur la ñuy bindee wala ci téléphone la ñuy bindee parce que lan parce que intellect moo taxaw di bind di def dara te loolu noonu am na ci doomu aadama xalaat yi muy xalaat am na benn am c'est-à-dire que benn maanaam li par exemple xawaatir yi am yi ne ci moom xawaatir yi ne ci moom mooy idées yi pensées yi gis-gis yi xalaat yi ñëw ci moom yi muy retenir ak yi mu dul retenir yi muy bind ba pare inscrire ko téye ko ak yi muy effacer mais am na ci moom loo xamante ne moom mooy ordonner loolu am na ci moom loo xamante ne mooy bind di inscrire di téye am ci moom loo xamante ne moom ainsi de suite te loolu mooy déterminer moo loolu c'est l'âme donc c'est le ci li muy bind mooy ci âme bi sur c'est-à-dire voilà mooy inscrire li nga xamante ne moom mooy déroulement wu doomu aadama et c'est caractéristique ba tax maanaam muy mel nii di doxale nii di xalaate nii di defee nii et que muy exécuter wu ci membres yi et cetera voilà donc am na lu koy na ko saway bindil nii defel nii doxaleel nii et cetera voilà donc inscription boobu tamit léegi jëlal loolu à l'échelle de l'origine des choses voilà depuis la primordialité depuis voilà l'origine des choses yow léegi jëlal loolu nga yóbbu ko foofu ci sam xel même bu dee jafe na di nga gis image yu li ma lay wax nii voilà donc xalima googu moom moo retracé moo bind li am li nara am lii am lépp daf ko bind ci lawx bi voilà jëlal comme sa bopp maanaam sa xel nga def ko muy xalima gi muy bind di recopier di teg nga jël li nga xam ne mooy sa subconscience wala sa am nga jël ko en tant que mooy alliwa bi et que nga gis après loolu ni muy amee ay effet ci say doxalin yëpp lan moo tax ngay doxale ni ngay doxale lu tax ngay xalaate ni ngay xalaate lu tax nangam di la choquer lii du la choquer lu tax ngay gaaw a am yenn réticence ci yenn mbir yi et pas ci yeneen yi et c'est ainsi de suite topp ko ci mboolem mbir yi maanaam loolu boo ko mënee natt ci sa bopp rek delloo ko nag ci cosaanu mbir yi maanaam di nga gis li tax man ñu ne la
maanaam lépp en tant que ci benn entité yenente bi la ba tey sallallahu comme yow xel mi ak li muy bind ak li koy ordonné d'ailleurs pour mu bind volonté boobu nga xam ne moom moo naan defal lii yëpp ci sa biir la ne et que lépp yow la comprendre nga loolu nag jàppe ko noonu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci cosaanu bi ko boroom subhaanahu wa ta'aala amale et que moom ak maanaam ak le souffle boobu noonu mooy nafasu rahmaan boobu ñuy wax mais dinañ ñëw incha allah ci xaqiqa nekk googu dinañ ci ñëwaat incha allah mais nii dañuy leeral rek donc globalement souffle boobu dañuy wax rek globalement xaraf yooyu noonu ainsi de suite maanaam et que sens bi mu am kon maanaam subhaanallah kon yow en réalité gis nga boo naan qul huwa allahu ahad huwa maanaam loolu rek da ngay daal di commencer am beneen dimension boo koy gisee en fait bu bokkul rek ak voilà dimension bu simpliste bu voilà déedéet c'est beaucoup plus profond que tout ça dafa xóot dafa doy waar dafa yéeme xalima bi donc kon moom mooy inscrire lépp ci alluwa bi donc alluwa bi moom moo yor forme ha bi la yor moo tax mu am 360 parties mooy lawhul mahfuz mu am 360 parties ba pare mu am ñaari xeetu mémoire voilà mémoire morte ak mémoire vive mu am ñaari yëpp comme suñu disque dur ordinateur yi niñ mel ak suñu xel yi niñ mel li nga xam ne loo ci inscrire dootul dañati ak li nga xamante ne boo ci inscrire dara da nga koy mën di soppi voilà boroom subhaanahu wa ta'aala dëggal wax jooju yëpp ci benn baat ci alxuraan yamhullaahu maa yashaa'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitaab buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mooy far lu ko neex mooy effacer lu ko neex ba pare saxal lu ko neex ci anam goo xamante ne loolu dootul faroot dootul toxooti fa moom nag la ummul kitaab ne donc ummul kitaab mooy la partie mooy la matrice du livre c'est-à-dire que comme que xalima bi day bind ci alluwa bi loolu muy inscrire c'est le livre léegi nag ndeyu livre bi c'est-à-dire que mooy matrice bi mooy cosaanu livre bi téere bi nga xam ne mooy le livre ouvert de l'univers existence bi cosaan boobu moom moo nekk ci partie indélébile bi nga xamante ne c'est la mémoire morte c'est-à-dire que du soppeeku loolu foofu la saxa du soppeeku ummul kitab et que loolu moom moo déterminer yeneen yi ci des yëpp te lii ma lay wax nii ba ci cellules yi natt ko ci ADN yi ni nga xam ne noonu la amee ay ADN c'est-à-dire que donc mu am ay mbir yoo xam ne c'est inscrit ci nit ki et c'est loolu du soppeeku mu am nag yi nga xamante ne dañuy mën di évoluer ci nit ki voilà xool ko natt ko ci loolu tamit comme quoi lépp lu nekk ci te ADN yi boo leen xoolee ni affaire yi di tegaloo protéines yi ni ñuy tegaloowee et cetera selon rek ay combinaison wu lettres lañ kese voilà loolu tamit natt ko ci loolu bu boobaa nga gis gëni lépp li am ci réalité ahmédienne surtout mohammedienne c'est cette réalité là xaqatu mohammadiyya boobu la réalité mohammedienne primordiale et originelle loolu ñu tuddee ci ni mu nekk loolu la ñu tuddee ci cosaan boobu noonu loolu la ñu tuddee ad-durratul bayda mooy wurus wi nga xamante ne dafa weex tal pur sell ci cosaan ci la lépp amee maanaam ci étape boobu noonu parce que loolu xaqatu mohammadiyya dañ koy tuddee ay tur yu bari ngir ay étapes yu bari tamit te loolu mooy jëmmi moom mooy jawharatul kamal loolu lay décrire réalité boobu lay décrire du début à la fin jawharatul kamal nekkul lu dul lay décrire réalité boobu donc partir de moment boobu nga xamante ne moom la loolu amee te boo xoolee loolu yeneen yëpp ci la ajo à chaque fois pour mbir am dëgg-dëgg day jóge ci mariage bi am entre le alif et le ha de toute chose c'est-à-dire que alif ak ha wu mbir mu ne ci la lépp di amee
parce que reproduction boobu dafay am voilà même ci ay doomu aadama wala même ci animaux yi et cetera accouplement même ci yeneen yi ci des ci accouplement ci la mbir yi di juddoo te accouplement boobu noonu boo xoolee alif bi ak haa bi nga xamante ne réalité yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala foofu la déparé nafas bi nafas boobu ci la déparé ci la lépp déparé donc yërmande mi ngi ci mais mbëggeel mi ngi ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy habibullah mooy soppe yàlla bi ki yàlla bëgg dëgg sopp ko voilà moo tax nga gis ne fii nii dafa ni illa li qulubil mahbubina ñi yàlla sopp ci jaamam yi muy bëgg mbëggeel gu tar googu ci ñoom mu amal ko ci ñoom ci jaamam yi ñooñu seen xol la yàlla feeñoo loolu donc mbëggeel googu nga xamante ne moom mooy am moom muy indi d'ailleurs accouplement yi ci mbëggeel lay juddoo mbëggeel gi moom muy indi accouplement bi accouplement boobu nag muy sëy boobu moom muy indi jur tamit loolu nag natt ko ci lépp ci accouplement boobu lay amee mooy ci sëy boobu lay amee te à chaque fois da ngay gis di reproduire la réalité de ce ha mooy ha boobu lay réalité boobu le ha ak l'accouplement du ha et du alif voilà et que même forme bi sax da ngay gis même forme bi la yor et cetera donc voilà xalima bi di bind ci kaw ki bi góor gi ak jigéen ñi di sëy mi lépp natt ko ci loolu voilà maanaam prise yi sax voilà pour que courant bi di jàll donc il y a l'accouplement qui passe et c'est yëpp maanaam ha ak alif bi ñoom ñaar ces réalités là ce sont des réalités intrinsèques qui ne se dissocient pas donc cette xaraf boobu noonu mooy ha nga xam ne foofu la lépp affaire bi cosaanoo foofu la lépp di déparé foofu lay demee ak yërmande gi ak mbëggeel gi surtout parce que mbëggeel moom mooy cosaanu mbir sudul woon buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dafa sopp mbindeef yi du leen amal sudul woon sopp gi mu sopp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du ko amal voilà xaqaa'iq yooyu noonu réalité yooyu noonu ñoom ñoo nekk ci ginnaaw dimension boobu noonu léegi nag loolu moom mooy réalité wu haa bi léegi dañuy taxawandi foofu parce que dinañ ñëw après ci processus bi ba yegg ci waaw bi mais dimension bi d'abord que ni mbir mi nii la génnee avant lu ñuy tuddee al jismul kulli di am mooy le corps universel attention parce que après dimension bi donc après am na al jismu al kulli parce que am na al haba am na at tabi'a mooy nature bi nga xamante ne mooy dañ ko wax te tabi'atu basita mooy nature bi nga xamante ne dafa simple c'est-à-dire que amul composé wul ci dara mooy la nature non composée tabi'atu basita ci réalité boobu la départ parce que loolu takkandeeru nafsul kulli bi la dinañ ci ñëwaat incha allah ci kanam dinañ ko soxla dañ ci dellu si fii dañu bëggoon rek wax ko gis maanaam ni nga xamante ne xaqaay ci noonu la génnewee maanaam à partir du luñ mën a wax a néant alors que le néant du loolu réalité intrinsèque borom bi la subhaanahu wa taala ak sopp gi mu sopp yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba tax mu amal ko ba pare taf ko jaxase ko boppam mu nekk secret nekk mbóotam nekk leer gi nga xamante ne lépp lu muy amal ci moom la koy génnewi te ñu jaxasoo maanaam mu nekk ci anam goo xamante ne du jaxasoo mbindeef ak lu dul mbindeef déedéet waaye feeñu waayu borom bi la subhaanahu wa ta'ala ci anam goo xamante ne yelloo na ci borom bi subhaanahu wa ta'ala pas anam ñun niñ ko mën a xalaate ndax loolu dafa weesu xel yi ak xalaat yi ak imagination yi léegi nag à la fin kon waaw bi mooy le processus final moo tax waaw moom mooy akmalul xuruf yi mooy xaraf bi gën a mat ci xaraf yi mooy waaw voilà parce que processus bi foofu lay jeexee
voilà et que la réalité mohammedienne muy xaqatu mohammadiyya ci lay nekkee une forme pure bu taxaw mat sëkk ci waaw bi lay amee mooy salaatul fatih bi voilà parce que waaw voilà donc c'est la facialu salaatul fatih 616 incha allah taala kon dañu gis lu tax kon réalité mohammedienne boobu c'est-à-dire que le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom forme boobu mu yor donc cet esprit ruux boobu noonu boroom subhaanahu wa taala nga xam ne buñ ne mooy ruux boroom subhaanahu wa taala en réalité ruux boobu la ñuy wax mooy ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñuy wax maanaam buñ ne bu boroom bi la subhaanahu wa taala mooy dañ ko askanale maanaam comme buñ ne néegu yàlla bi tegtalewul ne yàlla dafa dugg di fa fanaan di det ci sens boobu lañ koy waxe ruuxu yàlla et que ruuxu yàlla boobu du kar kenn ku dul yenente bi sallallahu alayhi wasallam et que ruux boobu noonu moom lañu wol ci doomu aadama ci maam aadama assalam teranga googu nga xam ne moom la amee ak noonu mu mel ni mu ko amale ak forme bi nga xam ne moom la am moo tax mu mën a nekk xalifa bi mooy mandataire bi et que xilaafa googu noonu moom la wàll yeneen doomam yépp ak sëtam yi voilà et que donc origine réalité boobu ñun ñëpp ci lañu juddoo comme ni hadith bi wax kullu mawludin yuladu ala al-fitra kuy juddu da ngay juddu ci ni ñu la fente ca cosaan muy originalité réalité boobu après nag gaa yi la yàq fa amma abawahu fa yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani fa in kana muslimani fa muslim voilà waaye juróom yi ñoo koy def mooy société bi ñoo koy def yahud wala nasaraan wala majo su dee jullit ñi mu nekk jullit mais dellu ci pureté boobu loolu moo am solo mooy fitratallahi allati fatara an-nasu alayha fentug yàlla googu nga xam ne moom la yàlla fente woon nit ñi ci loolu ci cosaan loolu fent googu nit ki ci mën a taxaw dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moo incarné ad-diinul qayyim mooy doxalin wu jub wu sell bi moo tax mu ne ko zalika ad-diinul qayyim la tabdila li xalqillah zalika ad-diinul qayyim loolu mooy taxawaay loolu dundin bu mat sëkk bi mooy delluwaat ci réalité originelle boobu te loolu mënul nekk lu dul nga jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ci ngay amee tajalli zaati boobu que nekk boroom subhaanahu wa ta'aala di feeñuwaat ci yow voilà donc ñu yam foofu incha allah bu dee jotaay bi di ñëw ñu yeggale ci buntu boobu di amaan na ci dinañu ci duggaale ci yenn conception yu am solo yi tamit ci wàllu googu parce que comme niñ ko waxee woon jotaay kii yi ni buntu bii nii dafa laaj ñu def ci benn xeetu taxaw gu laaj daal dëgg taxawaay daal voilà parce que dafa am solo lool mook buntu wi ci tegu di wax ci tur yi ak melo yi borom subhaanahu wa ta'ala kon ñoom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin